Hello. Hello. Okay, doctor, 1 second. Let me just confirm that we're live on Facebook. Okay. Okay, hello, doctor. I think we're now live on Facebook. So today on another episode of Let's Talk About COVID, tey nag Kër Fatou ñu am fi ki nga xam ne mooy Dr. Ceesay. Dr. Ceesay nekk koo xam ne moom kenn du ko introduce. Dr. Ceesay is well known and he's the interim party leader for interim secretary general for Citizens Alliance mu nekk parti boo xam ne dugg nañ ci lamb gi in after 2017 si la gars yi register seen parti pour bokk si 2021 elections yi. But Dr. Ceesay is a political science lecturer at the University of the Gambia, and he's a well-known person daal ci Gambie bi so ni dama pour introduce ko ba yéen ñëpp ñi seetaan tey Let's Talk COVID ñu am fii Dr. Ceesay pour ñu wax about dëkk bi pour ñu wax about fi ñu toll ci COVID response bi dinañ also dugal li nga xam ne moom la CA am plans with regards to raising awareness with regards to sensitization so ma alal rek Dr. Ceesay nga nuyu ñi nga xam ne ñoo seetaan ci Kër Fatou. jërëjëf Oli maa ngi laa nuyu di nuyu ñoo xam ne ñoo nekk di seetaan si jamono guñ toll nii ñoo xam ne ñu ngi bitim réew si diaspora bi ak ñoo xam ne ñu ngi biir Gambie fii maa ngi nuyu ñëpp di nuyu képp koo xam ne doomi Gambien nga maa ngi laa nuyu foo mun di nekk maa ngi laa nuyu di ziar ñëpp nag jërëjëf. jërëjëf docteur so ñu dugg si biir waxtaan bi so tey waxtaan bi mooy COVID. COVID nekk loo xam ne depuis bi mu dugg see Gambia pretty much I think the first lockdown was the 17th of March si lañ defoon first lockdown bi pour bi nga xam ne corona bi duggoon na si biir Gambia so ñu ñëw March down the line ba fu mu nekk ni ñu si August waaye for the past week or two gis nañ naka la COVID duggee si biir Gambia bi so ma bëggoon a xam rek yow what is your naka nga ko gisee in terms of rate bi moo fu mu nekk nii ni moo duggee si biir dëkk bi lan nga am pour wax yow on an individual opinion. fu mu nekk nii jërëjëf Oli waxtaan bi am na solo parce que gis nañ coronavirus lu mu nekk di def si àdduna si mu ngi rey nit ñi bés bu nekk Gambia nag amoon nañ chance pour ñun ñu mun a aar suñ boppa jël matuwaay yoo xam ne moo xam ne mooy fagar Gambia nii parce que bu moo commencé mu ngi start December 2019 si China balaa moo ñëw Europe ba di yaaxa Amérique lu mu fa def ñun gisoon nañ ko so nguur gi time wala ñu waroon a jóg jël matuwaay yoo xam ne dinañ aar doomi Gambie mooy ne ñu ngi doon wax nguur gi tëj leen mbooda yi parce que affaire si commencement bi imported cases rek lañ daan am benn ñaar war naa 17 March la woon first case bi mooy Bangladesh gaay bi te kooku mu ngi du woon Bangladesh gaay bi sorry 17 March case bi mooy woon ki jógee woon United UK yeah exactly ak but that March that Bangladesh gaay bi ak ndaw si ki jógee Angleterre seen case dañ jegeñante woon so ñoom ñëpp fu ñu jógee woon outside lañ jógee woon so time wala ñu waroon a nguur gi waroon na jël am stratégie comprehensive stratégie ñun naka la ñu mën a xeexee COVID-19 bi ñun bindoon nañ nguur gi ne leen ne xeex bi du xeexi nguur rek parce que nguur gi amul expertise bi waaye da ngeen a seet Gambia fii ñoo xam ne ñooy experts si parce que virus bi dañ doon wax nguur gi ne du biologie rek du feebar gi rek waaye the impact of the virus tamit mooy socio-economic impact bi parce que mesures yooyu jël pour nga gis ne virus bi ñu mun koo contain mesures yooyu mooy lockdown ak ni ñuy toog kër ak ay curfew waaye loolu has far-reaching implications pour nit ñi seen dunda parce que Gambia fii ñu bari hand to mouth la soo génnutee pour nga raba nga ñëw kër dundal njaboot gi doo mën a lekka so léegi lu ñu doon wax nguur gi tam boobu mooy da ngeen a isi seen best epidemiologist si Gambia isi seen social scientist yi ak seen économiste yi ñu toog suñ toogee ñu seet naka la yan stratégie la ñoo teg mu nekk Gambia's COVID-19 stratégie boo xam ne dina mun a stop feebar bu mu dugg si Gambia bu mu spread within Gambia mun a jël mesures yu ñu war a jël pour def loolu but at the same time tamit nit ñi mun a dunda nu ñu war a dundi biir Gambia fi fekk duñ torox waaye nguur gi ñu politicize affaire si
xaalis bu dugga yëpp because goodwill bi amoon na at that time. léegi docteur xaaral ma dog la foofu tuuti in terms of xaalis bi boobu dinañ si dugga because boobu dafa am solo trop ñëpp gis nañ yi nga xam ne figures yoo xam ne génnoon nañ te muy génnoon nag from correct sources from the ministry so boobu dinañ si dugga ñu waxtaan si in terms of strategy yi nga wax nii foog naa government 17th of March ñëpp gis nañ ne def nañ state of emergency then gis nañ ne tamit dem nañ ba digga dem nañ si National Assembly bi biñu demee si National Assembly bi am na ñu ne partisan voting moo fa amoon am na ñi nga xam ne dañ wax ne ok ñu man suma waa constituency laay seet moo tax man ma voté ni ma voté so bëggoon naa foofu rek ñu dugga fa tuuti because lii nii dafa am trail and series of events and activities that actually happen dëgg la ni nga ko waxee ñun we had time to plan Gambia had time to plan but I believe ne government bi liñ wax ne biñ isee state of emergency biñ defee yeneen yi foog naa ne loolu mooy woon seen initial plan bi so ma bëggoon a xam yow rôle bi nga xam ne National Assembly play nañ ko ñu def no ba ñëpp ne partisan voting la yow what is your take on that? I mean the first state of emergency National Assembly vote nañ pour ñu pass ko foog naa du noonu. Government 90 days la government bi bëggoon National Assembly 45 days but da nga gis ne man si man it's not about state of emergency rek it's about the regulations ak naka la ñoo enforcer regulations yooyu noonu mun ngaa declare state of emergency but su fekkee ne enforce law di regulations yu ñu war a enforce si state of emergency amul njëriñ déclaration rek la moo nekk comme after luñ gis bu National Assembly ba bañ because National Assembly bañ at the second time dañ ne ñoom gisuñ anything loo xam ne nguur gi mun na koo isi ne 45 days yoo xam ne loolu lañ defoon state of emergency lii ak lii lañ ci am ñoom mënuñoo gis loolu noonu so loolu moo tax man suma gis-gis mooy ne it's not about the state of emergency rek it's about the regulations the government bi dañ fail pour ñu implement some of those regulations because bu ñu ñëwaatee National Assembly dañu war a report ne 45 days yi lii ak lii lañ def regulations yi lañ implement te lii mooy results yi ba kenn gisul daal loolu moo National Assembly ñu ngi bañoon second time ne dañ koo jox but government use certain président bi use powers yu am by the constitution muy declare 7 days boo seetee amul doon njëriñ because dara change ut waaw loolu am na gis nga nguur sa kaddu dafa war a dëgër askan wi respect ko ba pare ñu nga implement ko waaye baaxut si nguur ngay declare state of emergency waaye ba léegi kenn Marseille soo demee nga foog ne dara xapunut nga dem si ferry bi nga foog ne noo fi COVID-19 amut ba pare nga ñëw nga ne compulsory wearing of mask nga start ko from a particular date ne dañ koo enforce kenn enforce ut so loolu mooy tax benn ñi foog ne nguur gi ida serious ut o dafa am luñ xam loo xam ne ñun xamuñ ko te population bi sooy impose dara si ñoom danga leen war a jàngal ñu xam lan moo war a tax nga war koo impose si ñoom doo jóg rek nga impose ba pare doo implement waa government dafa fail pour communication dafa important but government dañ fail to communicate with the population ne what is the purpose of the state of emergency yan ñooy regulations yi why are they important lu tax ñu war koo enforce loolu yëpp amutoon dañoo ew suba rek de benn press release rek yu gudda lii ak lii du amaat but duñ ko dee enforce te foofu mooy problème bi so government bi really to be honest it's not about luñ leen a criticiser de but dañ fail to deal with this whole pandemic in a way boo xam ne dafa strategic ba pare dafa seet ñun suñu local realities yi mu use suñu local expertise ak ñoo xam ne ñoo nekk si bureau bi di use suñ community leaders parce que ñu bare fa duñ dee déglu nguur imam bi lañ dee déglu wala alkale bi wala chief bi wala teacher bi but these are the local leaders naka lañ doon jëlee use local leaders yi ni dugal leen integrate leen si the whole pandemic strategic plan bi su boobaa nit ñi understand the importance of the danger of this coronavirus and the importance of following the regulations loolu nguur gi fail na foofu noonu yëpp and today loolu moo tax tey cases yi di surge am nañ over almost 1,000 cases tey 16 nit dee nañ so far and the numbers are rising. So okay, ñu delluwaat foofu tuuti rek in terms of the role of the National Assembly because I think ñoom ñooy the third arm of government, right? I stand to be corrected, but I believe so. So léegi National Assembly su dee président bi ñëw na waxoon na 90 days fine ñu jox ko 45 days waaye ñu gis ne state of emergency bi nekkuñu woon di ko implement ndax ñoom amuñ powers pour mun a ensure ñu let's say ñu get the Minister of Interior won ko ne look wala Minister of Defense whoever is responsible for that aspect pour gis ne kooku noonu mu ngi make sure ne lii ñu ngi ko implement ndax loolu du seen responsibility ñoom tam as National Assembly members pour ñu isi leen ñu uyu leen because ñoom saa yu ñu ootee dañ leen war a uyu ji. Seen responsibility foog naa def nañ ko in fact bu Minister of Interior based on my bossman mënuma ko confirm ñoom sax xamut ne sax what are the guidelines mooy problème bi si dëkk bi Minister of Interior bi si boppam
doesn't even know the guidelines. So suko minister bi xamul dama naka la ko di policeman in the street naka la ko xamee because li xam mooy ne bu COVID bi starté si there are xam nga nguur dafa complex te governance dafa complex bu COVID bi starté rek yu bari lañ waroon def yoo xam ne defuñ ko mooy ne ñun ñu ngi si very delicate situation mooy ne ñu ngi si a transition ñu ngi ici lu ñoo ooy security sector reform. In fact, this is a learning for Gambia. Suñoo reform suñ security bi buñ xalaat yi fii woo ak yu noonu virus tamit naka la security ban rôle la moo play so luñ def mooy ne prepare wuñ di security tamit to fight this virus prepare wuñ leen because there are many regulations yoo xam ne it has to be enforced by the security forces but su fekkee ne security si boppam understand wuñ those regulations understand wuñ naka lañ ko enforce then there's a problem so government bi ak security bi the policy makers and the law enforcement officers they were not on the same page sinaka policy maker dañoo wax policy ne lii ak lii ba ñu ko war a implement understand lu ñu war a def xamuñ regulation si like you dealing engage yuñ leen at that level pour ñu understand le lii la ñoo def si te nii ak nii lañ ko bëggee so government daf day assume ne dangaa wax rek security act non du dee demee noonu so Ministry of Interior si lu ma understand on nañ ko National Assembly but bu mu ñëw moom sax dafa wax naa gaa ne what are those regulations xamut regulations si so because Minister of Interior, for example, fine, munna am yena regulations biko ham yena na ko ham, that I agree. Why things like Sudan state of emergency, Minister of Interior, Minister of Defense, system level war nañu ham lana de under state of emergency. And for example, suñu Sunday Beach, for example, joxe nañ state of emergency, nit yaa ngi dem ci Sunday Beach. Loolu policy ni duñ pour oli ñëw wala docteur ñëw wax leen ne dañ am pour enforce pour ñu stop. So I think it's a collective responsibility boo xam ne yéena yi warloo toog ngay xaar ñu la ko wax because ñoom by now suñ xamut what the regulations of a state of emergency is, then I guess we need to look at the whole system again because yow soo nekkee dem ba toolu foofu war nga xam rules and regulations of what a state of emergency is. So suko president bi demee National Assembly bañ ko approve bañ ko declare, then I would believe that you should step up immediately because you know what it comes with. But we cannot also blame the security forces. Ñun suñ attitude si boppam is a problem. We Gambian. Because state of emergency am na wax nañ li mo but still ni ñaa ngi def ngente di def xew. Lu ma gën a naxare mooy political party yoo xam ne ñu ngi doon def rally during the state of emergency. In fact, the ruling government, NPP, we saw videos. You get the rallies. We saw that so the police officers tamit. We need to respect the security forces. You have the lead law enforcement officer, and they are doing it for us. But population so everybody is to be blamed in this whole thing. The government direct. But not even citizency. We also did not take responsibility. We are not inspired to understand the virus is serious. We are responsible people, Gambian citizens, but it also takes a government, a responsible government, to inspire that more this is serious. So soon you say government is serious, government be the precautions preach and you practice. Social distancing defunko, nekunyo sol mask, you gatherings every other day. Population of then if the government is behaving like this, then they do serious. So, but again, we cannot also blame the security forces because they are also overwhelmed. They have to fight crime. At the same time, because we understand there's a rising speed of crime these past couple of months, in the past 1 year. So crime rate be ignorant, police have other jobs to do, plus you want to enforce the regulations and they are not well prepared, not well equipped, because police have equipment. The police is masks, PPEs. So the whole thing was just a big mess, Oli. Lolo, I agree with you to a certain extent, because definitely state of emergency, to my understanding, that's when the military, the army would come in, tefi Gambia, ragalu police that, while soldari. So I think at some point, maybe the Minister of Defense, Munona, step in, when you ensure that these regulations, people were respecting it. One time, then, this one in government, they came up with another form, another form of citizenship, which was the food aid that they were providing. A lot of people nañ la wax ne man de xawma kenn ku jot dem nañ gis nañ yene ñu ko bàyyi ci school ci kenn xamul distributions bi naka la demee. At some point people have lost track of distribution bi so fa tam ma just bëggoon nga duga fa tuuti rek naka nga gisee woon that initiative bi government def, because I think that it was a good one, because ñu not impose ici the state of emergency and ñun ñëpp xam nañ ne we live in hand to mouth, so nit yi doon nañ that to be provided. But then legi su dee yaa ma ko teg just for show, for example, comme ñeneen ñi niñ ko waxee isi ngeen ko Makati Square, nit yi gis nañ ko, nit yi seetaan nañ, and then that's it really.
transportation bi rek dem ñëw indi ko Makadis ko waaye jëlee ko fa ak yooyu noonu yëpp wax ji bari na xaalis biñ foog ne dañ ko ñaaka bari na so foofu lan nga foogoon ne government loolu lañ mënoon a def. am nga waxoon naa ko Kër Fatou sax ma fa ñëwee ne leen ne stratégie boobu noonu seen relief response bi was not well thought of dañ ko politicize because at that time bu ñu def loolu we didn't have enough information as to exactly virus bi ban façon virus la naka la di transmité yan ñooy symptoms ak how long la fay nekk ak ñun so man dama believe ne that was a wrong response relief response mooy ne soo bu ñu xalaataat ko because soo joxee nit ñi benn saak family bu nekk dañuy count family bu nekk benn saak benn diw mu jeex within 2-3 days so what after that so what the virus is still here te loolu la exactly la wa gaay may leen ne because naa ko ma dafa jeex we need to come up with a proper relief strategy boo xam ne is sustainable in the long term because we don't know how long this virus will be here so léegi gaay dem spend $700 and something million ñu ne dañ jënd diw te yëpp corruption la because procurement process fii Gambie foofu loolu la gaay di yàkkamti mooy ne su saaku maalo si di $100 la moo jar nga jox ko sa friend mu ñëw jaay la ko $150 mu am $50 profit foofu noonu so gis naa nuñ ko politiciser gaay yóbbu ko Makati Square di def a big ceremony about that in fact ñu ne ñu def social distance avoid gatherings yéen a ngi dem gaada Makati Square pour wane ne government bi mu ngi distribute saaku maalo distribution bi tamit was not very transparent because xamu naka la demee ñu bari am man awma xëy na countuñ ma si because xëy na electoral la countuñ ma si xam naa ne tamit amul 84% bi yow bokkuloo si 84% bi moo tax anyways man xam naa ñu bari ñoom la xamuñ ko so xamut naka lañ ko distribuer ban process la gaay follow ñan ñoo ko distribute there is no transparency around it in fact sax ñun xamuñ sax ndax luñ wax ne loolu lañ jënd si saaku maalo ak si diwlin ak si sukkur ndax loolu la sax gaay jënd sax we don't know mun nañoo wax ne 700 million la gaay jënd fekk ñu ngi jënd 200 million gaay distribute ñun let's give them the benefit of the doubt si foofu noonu exactly mënuñoo trace anything but bottom line is that the response that relief response was not a well thought of one and it was not sustainable because it just thought in the short term you cannot spend 700 million to solve a short term solution then you want to highlight a more longer term solution to the relief strategy boo xam ne at least for the next 3 to 4 to 5 to 6 months nañ mën a dimbale nit ñi because but lii was just short term jëlal saaku maalo benn gallon diwlin benn sukkur mu jeex so what fu mu nekk loolu mooy problème bi te fu mu nekk nii mu ñoo hunt in the sense that the kind of measures bu ñu jël léegi will be far more drastic than measures you jëloon couple of months ago because now ñu ngi affaire yi curfew and the way things are going, we might go for a total lockdown. It means people are forced to stay at home to eat what? Okay. Virus basically. Talking about finances. Just to make sure okay, we're talking about finances. So you get on this COVID-19 report, which was as of 1st of May 2020. So you get on Halis B 101 spent. So there was a lot that was spent on hotels. There was a lot that was spent on transport, fuel, refund, and cars. While you get medical and hospital equipment, they spent only $352,000. So, and this is from 160 million we're talking about. Nga spent only $352,000. You also say that expenditure, but would have been a more effective way for 160 million than allowances 5.5. Okay, allowances 5.5 million for 1,000 health workers at $5,000. Bobu munako accept. Bobu I guess the fair enough health workers they're putting themselves at risk. So what answer risk allowance bin the job. But you hold something like transport allowance, we're talking about 2.3 million. Purchase of fuel, we're talking about 600,000. Miscellaneous office expense and impress, $1.5 million. Hotel accommodation went up to 14 million. Technical materials, 3 million. Training, 400,000. Food at food services, 400,000. Vehicles, 12 million. Then medical equipment, 350,000. Dr. Cissé, you get vehicles. President, let's say, tour. Then they have vehicles, so dinko agenda. So vehicles, you use the same mechanism, then make a situation, but something like 12.8 million, you could just 8 cars. But it's a collective responsibility, I believe. Muno them see institutions. You knock on their doors, they will give you a car. 8 motor yen sohlon. Amna institutions yo hamne. Fi Gambia amna 10 institutions yo hamne mun nañ la abal ku nekk benn pick up.
So I think ne fofu nonu na mënon nañu ko spend differently, but what's your take on expenditure bi nga xamne mom la just waxal mom lañ def? Gis nga am na ñoo xam ne during crisis lañ dee jël advantage pour mën a tekki loolu moo tax soo seetee the whole COVID-19 response is blighted with so much corruption because there was a huge opportunity pour people am na ñoo xam ne pour ñu enrich seen bopp for good loolu moo tax na ñoo ne fii la ñu jógee si lii la ñu jógee rek ñu tekki for good because of things soo seetee sax fu ñu spend xaalis mooy things yoo xam ne they are easy to make money mooy things yoo xam ne there are incentives pour nga enrich sa bopp especially during the procurement process. Now la just examples comme noo ko waxee you got that right ne tey Gambia government has a lot of vehicles yoo xam ne ñu ngi park and they are not being utilized in the way they are supposed to be utilized. Yéen a ngi jënd vehicles US at the same time ñu ngi gis government vehicle ñaan leen a use at a private capacity si guddi ñu ngi work si dëkk bi. So government but bi xob mooy ne lu fa mooy ne when you buy new vehicles it goes through procurement la am na ñu fa enrich seen boppa so nga seet fu ñu spend xaalis ba pare this whole strategy of this quarantine di yóbbu nit ñi si hotel was not also well thought of man xaw ma kan moo leen jox that idea ne anybody ku ñëw ba leen ko si 5-star hotel ngeen treat ko using government's money. Gambia is the only country in fact gis naa yeneen dëkka yëpp benn dëkka duy fayal nit ñi hotel pour ñu quarantine leen foofu noonu so that strategy was also very very poor nuñ ko approché was poor that method was not well thought of and it was fraught with so many weaknesses and given the results it did not even stop the virus from coming in because I'm not ñu si airport bi man I'm not telling this because I'm telling you first-hand experience xam naa ñoo xam ne they came demoon to the quarantine process they were let to go home because of what they had to bribe someone gis naa koo xam ne ñu ne ko ñibbil kër nga spend weekend sa kër Friday bàyyi fi sa passeport Monday nga dellu si waat so what's the point of quarantine this spend millions of dollars is fekkee ne we cannot really do proper quarantine process ba ñu gis ne corruption bi moo yaa affaire si they've spent a lot of money on things that make good sense yes gis naa jël 12 ambulances but ambulances suñ laa yóbbu fu mu laa yóbbu the things and but hospitals amuñ dara Soon medical staff are being infected because they don't even get the materials they need. Imagine during COVID-19 crisis, our frontline workers are going on strike. Why? Because they are not given the proper equipment they need to do their work. So the I might just come in because if man fofu daf ma de hala jahal gis na ne mom a lot of them are infected yes but xamna man tamit ño xamne waxtaan na ak ñom wax nañ ne PPE because gis nañ donations yu dugg ci bi dëkk bi tamit wax nañ ne PPE am nañ ak yoyu wonte foog na process bi at system ñi am in place more naka lañ ko woyé more flexible daal ba nga xamne you just don't send in a request and then you get it. So which definitely is not right because these people are putting their lives at risk and then su len ko jarale ba gay wara dem strike of course because duma put suma bop at risk put suma family at risk te ñep xam nañ covid ne naka la serious especially to the elderly so why maybe government su dee ñu ngi seetaan anybody ko xam ne you're responsible in this ñu look at seen store system bi daal process bi because bagage yi dañ ko fa tek ñi ko wara jot duñ ko jot so mu ngi just tege si store bi so demee nga binda request ñu ne Fatou moo ko war a approve Fatou ñëwut liggéey Modou moo xam nga système boobu yëpp daal war nañ ko seetaat waaw no da nga foog système boobu rek la ñun everything war a seetaat uli Gambia fii everything at every level si every institution everywhere lañu war a seetaat because nothing seems to be working dara doxut right now comme noo ko waxee rek maa ngi remember ne ñu ne Jack Ma daf ñu may some equipments man gisuma equipments yu noonu ñu ne nañu some test kits right now xam nga ne right now as we speak these guys are not testing ñu ne because they have a backlog of samples yoo xam ne they don't know amuñ the capacity to test them understand so fu mu nekk ñu ngi stop all testing ba xëj na early next week so while people are getting infected and it's only through testing and isolation one of the ways so we don't have even the capacity to test amuñ ko so man how what we've been doing you know there's a COVID-19 task force what have they been doing and alarm bells were raised when they appointed someone as the coordinator of the COVID-19 of the Gambia within 1 week or 2 weeks more resign because there was no political will the whole system was disorganized bukuta ya integrity fail and since they did not appoint anybody to be the coordinator and you cannot have a pandemic without somebody who's going to be the face of that pandemic when the brain more help government to fight the pandemic so the whole thing just messed up opportunities were squandered there was no strategy there was no leadership there was nothing and everybody
just doing their thing. And today we are faced with a virus that is killing Gambians. In fact, not much you got the report the UDC virus. Man, I'm pretty sure it's much more than you got the report. Because you in fact, well, I don't know the numbers. Yeah, I don't know the numbers. Government needs to be serious. Government needs to be serious and step up and lead during this time of crisis. You see, crisis needs leaders. And right now, Gambia government is not showing leadership at all. They are so quiet. President mi ken hamul silum neka ñu ne dafa negative, but we don't know what he's up to. Ken gisut ko, ken déggu ko. Now the vice president is they say minister si am nga ne mané dafa isolate president but gis na ñeneen president yu isolate. We are talking to their people. This is the age of digital media. So nek isolate sa bir bathroom nga isolate sa, but you can still talk to the population. So yeah. I don't believe in that dafa isolate. So what do you Something believe? is not right. Who's running this country as we speak? Who's running this country? Do we have anybody running this country? Do we have effective leadership in place? Then you want to talk about things fall apart, the whole thing disintegrate. We don't know what's happening. We don't know there is so much uncertainty. How much will we help in the next 1 hour, sir? We don't even know what's happening in the next 24 hours in this country because we don't know who's in charge. Because government spokesperson, we know certain regulations where it's not implemented, then so there's so much inconsistency, so much weakness in the system, so much lack of leadership, and so much uncertainty, so much frustration from the population, and so much anxiety within the population. People like us are so feeling so depressed because we don't know what's happening with our country. We don't know who's there to fight for us. Any comprehensive strategy, even now, we don't even have it. Apart from the Magano, coffee moy tejalen mosque si, tejlen jakay, lol rek la. And so what after? So what? Is that the virus is already here? So mosque, the virus is here with us. So what do we do now? Citizens Alliance Gina, we are calling for action. We are calling for network bi mu ngi am problem right now de ma yow suñu digante bi. I'm not sure if yang ma dega bu baax. Hello? Yang ma dega? Okay. So fofu dinañ fa dugga ci bu baaxa baaxa. So amna you definitely raised very very important points yo xamne li la ñepp di discuss ci seen biir kër yi. Légui ñu ñëwaat ci fi quarantine bi. Fine, ñu ngi doon use hotel si pour ñi nga xam ne ñoo doon tukki di ñëw te as you said ku tukki ñëw I believe ne war ngaa mun a fayal sa boppa wala ñu test la if you have a like nga war a ñëw ak certificate if you have a negative within 72 hours or 48 hours mun nañ laa bàyyi ñeneen ñi ñu seet then ñu use suñ place yi let's say we have the Friendship Hostel foofu mënoon naa nekk foo xam ne renovate nañ ko because ñun we had time the Gambia had time mënoon nañoo renovate place bu mel ni hostel bi open na rooms yi individual rooms la ñu dem seet President's Award scheme ñoo xam ne ñi ngi am place balaa ñoo fay all that money si hotel si then if somebody wants to stay let's say in a hotel you pay for yourself in a hotel if you cannot or you don't want to pay for yourself government yóbbu la si place yi ñu am then dinañ mun a cost bi ñoo spend du bari ba pare I think ne tamit nit ñi wax nañ loo xam ne is very important mooy ne yan mechanisms la government am because for 5 months ñu ngi plan waroon nañoo am place yoo xam ne sa bill nañ ko pour suñ hospital si overwhelmed especially ñun xam nañ suñ medical facility bi naka la mel xam nañ ne amuñ enough room capacity so ma bëggoon a xam rek yow what's your idea on that because ñu bari wax nañ ne nañ use independent stadium bi people are throwing ideas gis nañ other countries how collectively people have come together and then ñu ngi build places yoo xam ne nañ fa mën a yóbbu ñi infected because right now am na ñeneen ñu nekk di wax ne am na ñoo xam ne ñu ngi infected wante dañ leen bàyyi pour ñu quarantine seen kër yi so te ñëpp xam nañ ne virus bi naka la dee waale wante so loolu tamit it's a risk even though it's a like responsibility bi tamit yow suñ la bàyyee nga toog sa kër te yow wax nga ne mun ngaa quarantine sa kër I think ne war ngaa mun a am responsibility enough pour doo infect sa waa kër pour doo génn ak yooyu noonu so loolu rek ma bëggoon a xam what's your take on that yan mechanisms ak yan strategies nga foog ne moom la government waroon a am in place pour ñi nga xam ne ñooy test positive pour ñu mun leen a because ñëpp xam nañ ne COVID amut garab so dañ la they just help ñu build sa immune system beeg yooyu noonu so I guess some people isolating at home works especially maybe if you live on your own wala su dee mun nga ko waaye government I think tam waroon nañoo take
responsibility it's mostly it's on them sax pour ñu ensure ne ñi nga xam ne dañ positive am nañ fu ñu leen war a yóbbu so ma bëggoon a xam rek CA or Dr. Ceesay in general rek what mechanism do you think we should have had in place? Gis nga anyway anything looy def si life da nga am stratégie moo la dimbale nga xam naka nga ko lan mooy nekk di xew ak naka nga ko defee gis nga affaire si ñetti mbir la waaye ñu ngi koo jaxase am na ñoo xam ne lu tax ñu war leen a quarantine because they came from a hotspot place boo xam ne already coronavirus mu fa one am na ñoo xam ne dañ test positive but nekkuñu wane symptômes yi passé am na ñoo xam ne they are critically ill ñi ñëpp dafa am lu ñu war a dealee ak ñi nii léegi government did not need to even use the independence hostel or any hotel to quarantine people dañoo doon amee strategy boo policy boo xam ne anybody ku ñëw Gambia da nga war a isi a valid test certificate boo xam ne it is as recent as 48 hours or 72 hours so ñëwee with that certificate ñu gis na yow fu mu nekk nii in the past days yi lañ la test yaa ngi clean ñu bàyyi la nga dem kër bot ñu monitor la it's cheaper for people to be going around the monitor ñoo xam ne ñoo nekk seen kër ñu ngi leen isolate foofu noonu dan ñu jël hotel si di fa yóbbu nit ñi loolu one la two anybody koo xam ne am nga da nga test nga positive obvious dañoo seet sa situation am na ñoo xam ne day test positive waaye mën nañu toog seen kër yi ñu isolate seen boppa ñu relax def lu ñu war a because there is no cure am na ñoo xam ne dañuy critical care ñu yóbbu leen si centers yoo xam ne yooyu lañ create to deal with those people so what government could have done is that xaalis bu njël to spend in this quarantine nit ñi si hotels yi we could have engaged our partners like China and Cuba. China to build us the hardware, Cuba to provide us with the software. More in the land, China to help us build emergency centers, emergency clinics. Foofu la ñoo yóbbu nit ñi pour ñu teg ñoo xam ne dañuy critical care. Cuba ñu add capacity in terms of doctors because Cuba is helping. Then them help Italy and other countries. And Cuba is Gambia. Most of our doctors at IBT are from Cuba. So if China had come and built us certain centers, you have they are easily made, easily built, equipped for people who need critical care. New easy Cubans, you guys, they go to Senegal because Senegal is having access to many test kits you could develop. Nakala you want to help with some test kits because in times of crisis, danga knock sa buntai, danga use sa network si, danga explore opportunities you nga am. While lolu amé but the quarantine center watona am si hotel si ku ñew da nga esi valid test certificate su fekkee iso test ñu test la phone fofu no so fa nga test nañ la demal sa kër den ñu ngi la monitor am ñu dem round di monitor di or ñu ngi déggo ko yow or whatever to make sure that you are okay yaa ngi toog kër besa 14 days su jeexee man si man da would have been the right strategy. Okay. Xam naa ne si yéen a ngi am a 10-point plan on this COVID crisis. So ma just bëggoon ñu dugg si rek nga wax ñu yan plans ngeen am ba pare na have you guys engaged the government because this is a collective responsibility. Initially government ba tey sax government ñoo war a take most of it because ñoom ñoo toog si nguur ñoom ñoo am the final say ñooy decide but every individual some way somehow war ngaa mën a contribute and CA tamit nekk a party a political party so I think yéen tamit you guys have a voice you have a following you have people listening to you so with your 10-point strategy bi ngeen xam ne mooy am dama just bëggoon a xam what is it and how do you think it can be implemented and did you guys approach the government to see how you can work collectively pour ñu ensure ne because at the end of the day the life you save might be your own. Gis nga bu COVID-19 bi happené ñun suñ thinking was this is beyond politics that this is a time for two things leadership and unity ñu buy everything else because we have a common enemy mooy virus bi so we try to engage government at very many different levels at a personal level but also at a political party level at a political party level the UDP government through their leadership lawyer Ousainou Darboe engaged the Citizens Alliance ne dafa bëgg ñu am a kind of a party a consensus among political parties to engage the presidency and the Gambia government to pour ñu seet naka la ñu mën a liggéey so that the opposition can play a role in fighting the virus. Citizens Alliance agreed and endorsed that move to lawyer Ousainou Darboe. Ñun we are part of it. Lawyer Ousainou Darboe wrote a letter on behalf of all the political parties to the office of the president. Political parties, opposition in the Gambia are ready to support the government to fight the coronavirus. Bumbinde lolo, there was no response from the government, nada. So Ousainou Darboe got back to us through our party leader, Dominic Mendy, to say, Mom, engage the government, opposition political parties want to support, but there's no response. So we put that on ice, moving. Man personally, at a personal level, as an expert, as a social scientist, working at the university, being a citizen, I wrote a personal letter
to the president, highlighting the gravity of the situation. Because when I offer my services as a social scientist to see how we can advise in terms of fighting the virus, in mitigating the socio-economic implications. The cholera, even though I'm from a very different political party, I'm ready to support for free. So virus the common enemy is gone. Politique. That also there was no response. So you still give up on, you still owe the population to come together. You get try to galvanize a lot of support among the population. So right now, then create a 10-point plan pour joko government bi pour joko government bi. So 10-point plan bi moy ne Ole. Yeah. 10-point plan bi moy ne one of them is to put government be engage, have a consultation dialogue with all the stakeholders in the country, more political parties, more CSOs, more NGOs, you name it. Then what happened? Li is about us. Li is about our population. Li is about fighting a common enemy. So 10-point plans, right now, small from a battery be more flat right now. But I'm gonna share it with the or in the meantime, Munako charge. Munyo on the later on Munako read viewers ñu xam ne lii mooy si seen 10-point plan si. Kontaan naa ku dégg ne toogoon ngeen ba demoon ngeen si Ousainou Darboe political leaders yi moom tam wax na leen ne he's written to the government. I think every responsible citizen war naa mën a def loolu, especially political parties. As I said, you have a huge following. Nit yi ñu ngi leen a toppa, nit ñi ñu ngi leen a déglu, so loolu dinañ leen si comment. And also ni nga wax ne yow personally you have offered your services, loolu tamit ñu ngi la see wax. That is very commendable. So I think it's a responsibility of everybody. It's not time to politics. Ku nekk soo amee tuuti xam-xam war ngaa mën a ñëw nga dem koŋ-koŋ fan nga mën a dem koŋ-koŋ pour ñu join together ñu seet ni ñoo fayteel yi. Also léegi ñu ñëw gis nañ Red Cross liggéey di def mu nekk loo xam ne nit yu bari dañ ko rafetlu. Gis nañ Red Cross ñu ngi ñëw si kër yi nga xam ne am na Covid ñoo xam ne dañ fa lose their lives. Bala ma sori sax may jaale rek képp koo xam ne rek lose nga sa life si Covid bi ñu ngi laa ñaanal yal na la yaara xaare ajana ba pare mu may sa waa kër xol yi pour ñu muñ because neexul nga am a loved one mu réer sax mënuloo ko julee properly ñu ngi leen a julee the right way but jege ñu leen mënuloo leen a laal you cannot say your final goodbyes loolu nekk na loo xam ne lu diis la si nit. Because nit rek nga am sa mbokk muy sa yaay muy sa papa sa maam sa xarit sa dëkkandoor ku si réer rek bugga nga di dem di mun a jaale borom wala nga mun a tiim borom ñaanal ko wala nga mun koo laal one more time so ñi nga xam ne jamono bi loolu munuñ koo def ak seen loved ones ñu ngi méttitlu ak ñoom di leen may ñaanal yàlla mu may leen xol bu fii ba pare léegi nag ma bëggoon ñu dugga si coffee bi ok gis nañ ne démba there was before that sax gis nañ ñu waxoon nañ ne président bi dafa ñëw address the nation man nag dama teel a tëdd démba so I'm not sure if that was done or not so bëggoon naa xam na président bi ñëwoon na address the nation because we believe that at this point in time we need a face as you said need nañ leadership need nañ ko xam ne président bi need nañ bugga nañ dëgg la government am nañ spokesperson I'm the Minister of Health, and we appreciate the work that these people are doing. But I think sometimes in times of crisis, especially right now, ninga hamene dead bi mungi halap takarna se si digante week bini holi na don gina fiix so president bi gena si won degala especially biñ waxe ne mungi negative so then you make announcement bobu ne he would come out and speak to people lolu dalalon na xel yu bari ne dina ñew xaar nañ be sona ñewut and I think the government they need to step up on their communication. Président bi dafa war di génn di wax nit ñi because nit ñi si jaaxle lañ nekk ñu binda nii rek Sankare ñoo taxaw wax nii dëgg la nit ñi dinañ ko toppa because it's a rule ba pare regulation la dinañ ko implement right now gis nañ ne coffee bi café wuñ ko waaye dina doon dalal xel rek citizens si pour président bi génn si wax ak nit ñi ñëpp xam ne dëkk bi mu ngi si loxoom waaye fu mu nekk nii there's questions all over the place maa ngi ko gis ku nekk a ngi laajte who is in charge te loolu yëpp soo gisee nit ñi di toog ba di ko laajte mooy président bi ni mu toogee rek noppi teg in times like this dafa mel ni yaay borom kër bi mënuloo génnee sa doom ñi yow nga toog yow yaay jiitu si xare bi so ñu ngi doon expect pour gis président bi mu jiitu si xare bi so ma bëggoon a xam ne yow loo am pour wax si seen communications daal government with regards to Covid bi niñ ko defee daal what's your take on it?
gis nga nu ma ko waxee rek communication bi rek is not flawed seen everything moo fail government bi seen approach seen communication everything ak nu ñoo deal with the Gambian population comme noo ko waxee rek tey Gambians need leadership dañ need kilifa boo xam ne dafaa ñu waxtaan si ak askan wi dafaa ñu waxtaan si ak jobootam te président bi rek mooy mën a def loolu maa laa jox benn exemple coffee wi lañ announce bo dangaa gis ne coffee bi nuñ ko annoncé sax naa la wax tey ñu bari nañ leen arrêté si guddi because yëguñ ko sax because mën nañoo def presse bi nga fa ne Gambie ba ko yëg soo defee loolu noonu président bi su ñëwee wax daf ko gën a dooleel dafaa gën a dooleel coffee bi et pare wax askan wi la moo tax coffee bi important waxtaan ak nit ñi su boobaa man koo xam ne sax ne daf ne sax du toppa coffee bi sax waaye su dégloo président bi sax nu moo waxee ak askan wi rek dina accept mu respect coffee bi waaye kenn du mën a ñëw rek nga announce ne ok coffee from 10 to 5 and that's it jeex na ana président bi nga am joboot gi dañ bugg a kilifa bu ñu waxtaan ak ñun jamono buñ toll nii affaire si métti na torop sax te kenn xamul lu nekk di xew dina doon baax torop démb lañ promission askan wi ne 8 o'clock président bi dina wax ni ñuy bàyyi seen soxla yëpp ni ñuy kontaan ne fu mu nekk ni at least suñ kilifa baa nga ñu waxtaan ak ñun ñu toog 8 o'clock gisuñ dara te loolu dugguñ dara tamit ñëwuñ sax pour apologize sax war a announce lu tax ñëwul sax defuñ ko dañu it means ne ñii respectuñ population bi sax ñii followuñ population bi ñi ñu ngi def lu leen neex di ñu seetaanee noonu te loolu moo war a jeex si dëkk bi fu mu nekk nii parce que ñun askan wi we deserve better Gambian bi moo deserve better we don't need to go through all this indignity boo xam ne moo nekk di happen so da ngaa gis ne fu mu nekk nii man lu maa ñaax nguur gi rek nañ step up with their communication président bi fu mu mun di nekk su dee munta wax su dee feebar bi daf ko sonal dafa feebar su dee dafa feebar daf ko sonal nañ ñu ko wax lack of information moo dee tax ba ñu bari di speculate dañ gën a ne negative but then nañu gën a waxtaan ak ñu si dafa negative which means he's well and fine mun naa toog bedroom am sax gars yi dem vidéo ko mu waxtaan ak askan wi loolu rek can go a long way right now the quietness is not good right now what Gambians need is bold decisive leadership lañ need leadership ba dafa inspire the population dafa inspire hope in the population because right now there is no hope dafa inspire calm in the population dafa inspire population ne lii is about us and then unite as one country ñu fight virus bi nañu inspire ne moom he alone cannot do it and his government and he calls for everybody koo xam ne am nga doole bi am nga pas-pas bi am nga kattan bi am nga xam-xam bi nga ñëw nga boolee moom ñu xeex virus bi su virus bi jeexee ku nekk dem defi looy def waaye right now nu mu noppee ni waxut ak kenn government bi waxut ak kenn vice président bi waxut ak kenn ministre yi waxu ñoo kenn gisuñ dara dëkk baa ngi noppi rek gisuñ dara apart from di génn léegi-léegi di isi edicts ne lii ak lii and das yëpp doole ko implement loolu loo xam ne la man digga daf ma jaaxal waaw loolu nag docteur moom foofu dinaa fa d'accord ak yow te du yow rek la jaaxal ñu bari la jaaxal suñ président bi dafa war a génn si mu waxa nit ñi because we would expect ne su waxtu politique jotee président bi dina génn su waxtu politique jotee ministres yi dinañ génn ñëpp dinañ génn muy even other political parties yi nga xam ne dañu am following yëpp su politique jotee fii kenn ñëppay génn ñëpp a dee wax pour dem uti carte yi dégg la lii nag dafa nekk loo xam ne toog baax na si loolu d'accord nañ ko waaye ñu ngi si digital world so mun ngaa toog as you said mun ngaa tëdd sa digilal bi every day sax di am session with the Gambians every day nga jël benn 30 minutes boo xam ne dangaa waxtaan askan bi soo ko mënta def every day sax mun ngaa def every week boo xam ne di nga génn su defaa dem ba jamono boo xam ne nit ñi dañoo nekk di look forward to it because the president is coming out to speak to people waxtaan boo xam ne nit ñi noonu lañ laa déggee yaa xam si English la yaa xam si soose def ko sax si different languages yi then that way di nga jàppa kenn ku nekk te nga wax fi lu important state of emergency bi coffee weekend I stand to be corrected waaye xaw ma na information bi dem na si rajo yi because nekkul ne ñëpp ñoo nekk on social media nekkul ne tamit sax ñëpp ñoo dee seetaan télé so dina nekk loo xam ne suñ ko implement mu war a nekk with immediate effect and everything rajo yeeg fépp foo xam ne rek nit dina fa amee information rek war nañ fa mun a dem pour nga dégg ko war nañoo utilize suñ télécommunication bi ñu fi am GSM yi mun nañoo send out text because ñoom suñu amee ay bonanza suñu amee any information buñ juga jox seen customers yi dañ ñee seen text so loolu mun naa nekk loo xam ne government bi mun na ko di utilize tamit in partnership with these GSM companies pour ñuy jox nit ñi information because COVID bi lim àndal mooy information because dafa am leneen loo xam ne dafa am anxiety because every day sooy dugg si Facebook bi ngay gis rest in peace
rest in peace laa ilaha illallah allahu akbar kii deena sun kilifa yi nga xam ne ñu ngi toog seen kër yi dañoo seen anxiety level si dafa egg waaye then again den foofu it government mun na faa ñëwee di jàppale nit yi nga xam ne ñoo toog ñi nga xam ne nekkuñ ci Facebook bi soo ñooñu dinañ nekk di dégg the positive side and everything ba pare docteur ma bëggoon ñu discuss leneen dégg la dama waxtaana nit muy maa wax ne baax na ñuy wax ñaata nit a dee mu ne ma waaye baax na it even though nag suñ recovery rate bi is a bit low waaye baax na tam ñuy mun a wone ñi nga xam ne ñoo si recover pour loolu it dalal xel si ñeneen ñi and also tamit another thing ñu ngi just report 16 deaths so ñu ngi appeal to ñi nga xam ne yéen a am this responsibility muy Ministry of Information la wala the Ministry of Health wala the government spokesperson nañ ñu jox results yi nañ ñu ko jox as accurate as it is because loolu daf day wàññi speculation because suñ ne 16 deaths am na ñoo xam ne rek mun ngaa compter ñi nga xam rek passé nañ 16 Red Cross wax nañ ne suul nañ lu passé 16 so ba tey ñun suñ results yi su nekkee si 16 deaths am na daal fu communication bi nekk te Covid du yëfi laaxa the more people are aware because percentage bi si dee bariwut mortality rate bi it's not that very very high waaye recovery rate bi high na si yeneen dëkk yi sax suñ gisee seen population bi ñi infected ñi recover ñi dee di nga mën a gis ratio bi xam ne ok this is something loo xam ne ok mun naa koo am suma xel dal ma am feeling ne dinaa tane dëgg la nag mag ñi war nañoo bàyyi si xel si ñoom because mag ñi moom because seen immune system yi they already compromised so su virus bi duggee si ñoom rek dina leen lifin so government docteur foofu moom dama faa agree ak yow nañ génn ñu waxaa nit ñi so léegi ma bëggoon tam ñu waxtaan about raising awareness yan measures at yen CA because as I said every political party am na ci responsibility gis nañ honorable Ousainou Darboe mu ngi doon wax ak supporters am yi gis nañ ko mu ngi tweet mu ngi leen a wax ne nañ toog mu ngi leen a wax ne nañ lifin gis nañ Mama Kandeh def na loolu gis nañ CA def nañ loolu so gis nañ all these parties ñu ngi come out ñu ngi wax seen nit ñi gis nañ Bibi Darboe gis naa mu def statement so lii mooy liñ expect so man just bëgg a xam rek yéen fan ngeen a continuer seen sensitization bi because as we said message bi rek doyut théâtre yi télévision yi mun nañoo utilize théâtre kat yi so maire yi nga xam ne ñu ngi toog seen kër yi ñu gën a understand ba pare ñu bàyyi xel dara laaka angale bi ñu wàññi ko ñi nga xam ne ñoo gën a vulnerable pour feebar bi dégguñu angale so nañ wàññi laaka angale bi pour ñi message bi ñi ko moom ñu xam ne kii man laa waxal ñu mun see gis seen bopp so ma just bëggoon sa contribution on that. Gis nga one of the ways dañoo mën a fight virus bi is through our raising awareness. Nit ki mënuñoo fagaru si feebar bi su dee xamul feebar bi lan la. So foog nit ñi xam feebar bi ne am na ñu nangu ne am na. Yes. Xam naka la ñu mën a def pour aar suñu boppa pour ñu mën a succeed pour fight virus bi. te loolu naka nga mën a amee through education through awareness. Citizens Alliance nag bu lii commencé bu mu just commencé ñun use nañ so many different medium pour nit ñi si feebar bi. Man personally and some other people from cities dem nañ to communities, different communities, desensitize nit ñi ak raise awareness. Use nañ billboards across the country to raise awareness. We've done radio programs in different radio stations to raise awareness. But just started, we've invested a lot of money to buy buckets for many communities, ak soup, ak water. But them for wala naka lañ koy use ak yonon si garage yi fu nekk lañ dem, especially in urban Gambia fi ak yonon. So def nañ yonon tamit. But at the same time tamit pare sending some buckets to rural Gambia ay Kawur ay Dankunko ko yon def nañ yonon tamit. At the same time tamit def nañ yoo xam ne tamit pour dimbale nit ñi pour ñu mën a understand virus bi mooy ne share nañ face masks recently. In fact, ñu ngi order yeneen almost 5,000 face masks ñoo distribute more. Exactly pour nit ñi mën koo am for free pour nit ñi mën a protect seen boppa. Def nañ certain audios in different languages. Xam naa in fact Dominic was the one who was in these audios in all of Mandinka, Manjago, Jola, Fula, different audios te pare ñu share ko pour nit ñi xam ne feebar bi is real ak naka la ñoo mën a fagaroo si feebar bi nii. At the same time tamit def nañ recently ñu ngi benn billboard bu mag suñ electronic billboard in Westfield and Senegambia pour won nit ñi the importance of wearing a mask and that wearing a mask is a national duty, it's a public duty ak won nit ñi naka la ñoo solee mask bi tamit. At the same time tamit bu feebar bi starté dañ def what they call the COVID-19 relief package. Ñun dañ gëmoon ne jox nit ñi saaku maalo rek wasn't enough.
So luñ def mooy ne we raise a lot some money, almost $300,000 ñu share ko in rural vulnerable communities in rural Gambia. Family bu nekk ñu la dara pour nga mun ko téye nga mën a jënd cash power wala nga mën a jënd anything garab wala nga mën a jënd anything lu am loolu nga ni def nañ relief boobu noonu. So def nañ a lot of things te ba léegi ñu ngi si awareness raising bi. ñu ngi use different platforms. We have a lot of platforms because most of our platforms have a lot of people. Every day most of ma fari dem di wax di ñaax citizens yi di ñaan party members yi di ñaan everybody ko am ne yang mën nga maa dégga ne feebar bi Israel am na waaye mënuñ ci dara parce que amut garab waaye lu ñoo mën a def mooy pour ñu fagaru naka lañ ko defee mooy lii ak lii mooy ne raaseen leen loxo yi bu leen dem si mbooloo toog leen seen kër yi téye leen xare aar leen jaboot gi xale yi toog kër ak loolu everyday ñu ngi si so def nañu te ñun léegi luñ bëgg a def mooy ne ñun dañ feel ne it's not enough pour parti di liggéey separately léegi luñ bëgg a mooy ne all the political parties should come together and form a common force boo xam ne dañoo pare pour liggéey ak nguur gi ak partners yi mooy development partners muy NGOs ñëpp because this is a common problem benn ennemi lañ am right now mooy virus ñun ñëpp te virus bi xamul ban parti nga bokka xamul ban religion nga bokka wala ban xeet ndax da nga am ndax amuloo xamul dara te Gambian right now Gambia is under threat is under an existential threat the whole of Gambia so léegi naka la ñoo mën a def mooy ne duñ ko mën a bàyyee nguur gi xam nañ ne nekkuñ ci def dara ba duñ mën a toog tamit bàyyee ko noonu loolu moo tax ñun Citizens Alliance ne léegi dañ bëgg a oo a teleconference by next week fu ñoo invite all the political parties and other stakeholders pour ñu toog ñu seet ñun lan la ñoo mën a def pour ñu mën a dimbale nguur gi pour ñu mën a fight virus bi so def nañ a lot in terms of sensitization in terms of awareness raising in terms of providing products to the population pour nañoo naka la ñu mën a aaree seen bopp tamit te ba léegi ñu ngi dox si mbir boobu noonu. ok ñu comment leen si loolu noonu because gis nañ you're very right gis nañ ko def ngeen ko gis nañ ñeneen def ko képp koo xam ne rek def nga sa contribution su dee benn nit nga oo waxal ko sax ñu ngi laa wax jërëjëf ñu ngi laa wax continuer waaye social distancing bi dañ ko war a respect waaye docteur Gambien tamit ñun Gambien si am nañ benn problème ñun amul discipline ñun fekk jëluloo banta duñ ñu dóor rek duñ understand nga suñ ne toog leen nañ leen ñu toog virus bi dafa yomba virus bi yóbbuwut boppam fenn ñun ñoo ko yóbbu dégg la nag kenn mënut a toog fully waaye nañ leen ñu bàyyi suñu xel because am na ñoo xam ne suñ toogee du baax si ñoom waaye am na ñu raise this argument and ma seet rek yow lan lay si sa teg am na ñu wax ne benn te balaa ñoo dugg si foofu sax wax nga dégg we have one common enemy which is the virus so yéen ñëpp soo leen ñëwee together ngeen involve other stakeholders definitely we think that dinañ ko mën a fight because we did that in 2017 and benn common denominator bi nga xam ne ñun Gambie moom lañ amoon biñ boolooyee génne nañ ko fi so suñ defee loolu yi si Covid xam nañ ne inshallah Covid dina dem waaye another thing loo xam ne tamit Gambien si di nga wax bee sona foog naa sometimes fekk jëluloo force rek gars yi duñ understand the magnitude or the importance or li naka la demee man dama yàgga di wax dara ma ne ñu ngi jàppee li caaxaan di ko jàppee caaxaan so dama daa wax ne fekk Covid amul face nit ñi duñ xam ne déggal fekk tooguñ di déggal Fatou dee dal na ko Modou dee dal na ko Aïssatou dee dal na ko wala kii dee na kenn ñaanu ko yàlla duñ ko jàppee serious and I believe that right now we will give Gambians credit door nañ di ko jàppee serious because ñu ngi doon di relate to cases yi ñu ngi doon di relate to nit ñi ba pare gis nañ ne Covid discriminated Covid nit ñi sax dañ leen tooñ ne ñi nga xam ne ñoo gën a am ñoom la Covid gën a aayal so Covid moom seetut xeet seetut party seetut color seetut tribe seetut gender so loolu mu nekk loo xam ne lu important la te nit ñi doon nañ di si ko bàyyi xel waaye dafa nekk ne Covid nag dafa dugga ba pare local community cases yi fu mu nekk nii dañ bari so fu mu nekk nii loolu lañ ñi pour tackle te wax nga fi stratégies yoo xam ne foog nañ ne dina mën a wook waaye suñ home settings si tamit foog ñu xool suñ because si sa beginning yi wax nga ne suñooy isi ay SOPs tam foog ñu seet what is applicable to our country so ñun Gambia suñ xoolee what is applicable to our country it would be very difficult pour ñu manage yes we have to manage it because ñun niñ dëkkee yéena kër yi benn añ moo fa am
duñ mën a ñoo séparétal kii pour jox ko kon añ bi du doy so loolu noonu yëpp mu nekk issues yoo xam ne ñu ngi jànkonte moom mu nekk issues yoo xam ne kenn xamul naka lañ ko sorté out again dinañ jël blame bi most of it ñu jox ko government waaye loolu tam mu nekk la xam ne xëy na stratégies yi nga xam ne soo leen toogee yéen collectively stakeholders yéen everybody di ngeen mën a come up with ideas yoo xam ne dina mën a su ko solve 100% sax dina nekk loo xam ne dina ko mën a solve so léegi ñu dugg si curfew bi ñu gis ñu ne 10 PM dégg naa la démb tey bi nga adresse yaa ngi wane ne you commend that yaa ngi government def nañ lu lifin pour come up with a curfew but you think ne time bi it doesn't really make much of a sense so ma bëggoon a xam yow why do you think because ñu bari dañ ne du pour ordinary person bi dem raba it's more of every day ñu gis flyer party every day ñu gis xale yi balaa ñoo mën a génn tente ga so xam nga léegi soo déggee nga ne yaa ngi dem house party fekk amuloo curfew aayewuñ la so ñu bari ñeene ñun foofu lañ ko gisee waaye yow mi nga xam ne rafetlu nga liñ def waaye rafetlu loo time bi because da nga ne foog nga ne mënoon nañ ko gën a gàttal wala ñu so yow dama bëggoon a xam rek yow lan mooy sa li baax si curfew bi ak lan nga feel ne could have been different si curfew bi. For now, the way the cases are surging in Dekabi and the number of deaths, cause it's calling for there's an alarm that we have to do something. Something must be done. Lunyo def moy, that is one thing, but something must be done. And government then you feel that curfew can work to reduce the number of infections. And we've seen from other countries now, it has also worked. Because in other countries, at least it did not stop the virus, but at least reduce infections. Curfew is one of the things we could also explore. What we can do to arrest the spread. So coffee be for me is good, even though it's controversial. I'm not we don't need a coffee, but man, I think it's a welcome news. I think the government did made a good decision. But I'm feeling like 10 to 5 is too short a period, but it's not gonna be effective because I mean people exactly. So man, I think 8 o'clock should be good. Man, we should not only target the club goers or the party goers, or no, we need to target the whole population because boy you buy them fate balanyo mona campe etega wala gudi jonyu to campe si jotaay lolou lepp lañu wara discourage legi ñu gis na everybody nga toke from 10 o'clock si gudi ba suba na from 8 o'clock sorry na ñep tokir su boba ñu mëna control affairs ñu mëna control movement bi because one of the things you mëna control the virus is nga control movement because the virus moves with the people. The more people move, the more the virus moves. The virus bi di mëna amul tanka amul loxo di mëna daw di mëna doxal bopam ñun la yaakar ñun dafa ñëw mu attaque la mu dugga sa biir parasite la su duggé sa biir ya ko yobbuwalé bi ko mënta yobbu bopam so ko yobbuwalé soy dox nga dugga ci moto nga yobbuwalé ko té so nekké ci moto da day yakamti kenen tamit yobbuwalé ko mu dugga koku nono so su ñamé coffee bo xamné at least from 8 o'clock la mo nekk ba 6 or ba 5 am at least that period mëna ñoo reduce movement bi mëna ñoo reduce mëna ñoo use that time pour ñu tok ñu relax ku nekk nga tok kir ñu relax ñu mëna def lu ñoo def pour the following day but man 10 o'clock by 5 is too short a period comme noko waxe rek maybe lool modi target the club goers but man it should go beyond targeting the club goers it should go targeting even people who casually walk in the streets at that time shops what nañu close at that time ku nekk nga tok sa kir at least ñu try ko for 21 days because 21 days rek la ñu try coffee before 21 days and you said that 21 days whether we've got an increase so they are by how many percent so there's a decrease well it is working naka lañ ko extended so within the 21 days buñ def coffee with a gis nañ there is no difference in fact cases are still surging then well ñu xamne kon the coffee is not working what do we need to do but government buñ jé tok fofu nono ñi fokk ne they know everything let them consult widely. There are experts you hamne, they are Gambians, they are in the diaspora, they are in the Gambia, Fini Tay, they are not even consulting these people. Lord Mota, everything Bunyo def is knee-jerk, it fails. Lord Mota send quarantine process mungi fail. Lord Mota, every measure, because don't they consult widely? Then they talk that you send mind and you def release like def. Government doesn't work like that. Langa rely on experts. Nit ku nekk dafa am lo xamne yo lolu nga mun. Lamne yo lolu moy sa fofu nga am xam-xam. Nañ engage experts in terms of the Gambia government, if they call for action, then any government will hamne, you are expert in infectious diseases. Kanga dimbelo, dinga gis Gambians you buy and job. You know, create a national task force bo hamne. Then you work helping the government. The land your ideas you have no mitigate it. But so say the government we send press the nature of their press release. Message bi no mo ñëwé.
ak lu ñoo def it shows they don't consult with anybody dañuy jóg rek ñu def lu ñoo def rek ñu seen ko and that's a problem in my view. Yes, actually, that I would agree because the other day, Rek, about this freezer containers, Ladjor, like is moving on Facebook. So it was his idea. He thought about it, moving and next thing, nyom Uncle Bucks Ture, nyom Taf nyep, nyom Ami Bensuda, nyom nyep gis nañ ne GPA, dugal nañ ci seen loxo be apparently lolu amna. So things like that, moy li nga wax if they did do a call, then di nga gis ne ñu mel ñooñu nonu amna ñoo xamne ideas rek lañ am. am na ñoo xam ne how to manage crisis lañ they are experts in that so mun nañoo ñëw yëpp come up together ñu set up a task force boo xam ne dinañ wax ak askan bi dinañ jël ideas dinañ fin so loolu I think because I mean oli bala bu ma la dog waaye mooy lu la wone they don't even think is that okay xoolal coffee bi ñu ne 10 ba 5 en bu ko defy dañ laa charge $5,000 now ka mooy collect xaalis boobu noonu naka lañ ko collecté what happens if people divide ñu ne duñ dem fo soo leen arresté amuñ xaalis foo leen a yóbbu yaa leen a yóbbu congest leen in a cell di gën a spread virus bi so loolu moo tax ma ne all these things you need to think about it more properly xam nga nga na sax lu ma la explain because people could mun nañoo divide mun nañoo too ñu leen fa you know what kaa leen arrest ñu nga toog benn guddi nga arrest 200 people foo leen a yóbbu already anti crime is full demal anti crime dafa fees docteur ñu yóbbu leen si stadium bi monkey dance leen be suñu leen monkey dance si field bi non doo mën a def loolu epare police bi is the security also ready for to implement curfew orders lu ñoo bañ mooy tamit police yi nekk si mbedd bi di riite wante nit ñi di dóor nit ñi di xam nga di def yoo xam ne di harass population bi so all these things we need to think about but man si man am na benn loo fi wax mooy ne Gambian bi amut discipline I mean, discipline is our problem. But discipline, tamit, dang ko de instill through education. Lomota is time to ñu sétal suñ curriculum bi. Nit ñi suñ xalé day we need to instill discipline in them so they know how to behave as a citizen. Yaa ngi gis indiscipline da nga nekk ci traffic bi sa traffic bi jam. Kenn du bëgg xaar follow traffic bi. Ni la nit ñi di démé ni. Ni la nit ñi di démé. So we need to really step up also as citizens. We cannot only be blaming government. Sometimes we take responsibility as citizens. We need to take responsibility. I mean, you want to diga. Sometimes nga gis ko xamne sa mbokk la mu ngi def lu wrong sax dang ko rusa wane sax loy def ni dafa wrong. Et puis ñu ngi also encourage ñu ñuy def lu wrong. Da nga am sa mbokk bu ñu war ko quarantine sa war ko isolate nga dem nga ne no duñ ko quarantine nga jël ko nga smoke ko nga gene putting lives at risk. So we have to change our attitude as Gambians as well. Suñ bëggee li work. We cannot always continue blaming government. Yes, government has weaknesses. They are not doing what they are supposed to do. They have a lot of issues to deal with. But sometimes we the population also sometimes if we have instill discipline in us. So we can change we have the right attitude and the right comportment and behave the right way. Sometimes government weakness are do fain because ñun suñ behavior mun na overshadow government's weakness. But the problem is that the way we are behaving with a very weak government up at the top, then that is disaster for this country. Okay, but what would you say to the suggestion? Ñi nga xamne ñoo wax ne within these 21 days coffee bi even to the 8 o'clock la sax dañ fi ne virus bi nekkul ne daf day nelaw ba ci mu ewu guddi so time boobu rek lañ ko mëna transmit ba pare naturally sax people transactions yëpp bëccëg la so even with this coffee ñëpp xam nañ ne transmission rate bi ci bëccëg la moo nekk anyways than mostly ci guddi because ci guddi most of the time there's just a group of people or certain age group ñoo xam ne dañoo de engage into night activities while the rest of the population would engage in day activities. So I'm going to have what to the suggestion of Ninga Hamne then suggest we should do a total and complete lockdown for 21 days. I'm not arguments you want we cannot afford to do that. I'm an arguments you want Gambia we off the floor, but by default we would get to that. So before we do that, why don't we do a complete New York 2 days people will try to rubber and then New York a complete lockdown. What would you say to that suggestion? Complete lockdown, to be honest, in Africa, not many African countries can afford it because they don't understand also the nature of the way we live, our socio-economic realities. Ñu bari faté fokk ñu ew suba dem jaay ebe ci mbéda bi pour ñu mëna añ ëlëk wala ñu dem uti lu ñoo liggéey so ne complete lo ku nekk tok sa kër léna moy am da nga escape virus bi ci mbéda bi dé wa do escape starvation and hunger sa biir kër so complete lockdown bobu nonu mom we need to be very careful how we approach it.
even though it might be one of the best, most effective ways to arrest the spread of the virus. But whether we can afford to do it, considering our socio-economic realities. Most Gambians live from hand to mouth. I'm not going to 4 o'clock. Mudem marti serekunda. Mudem raba jay a few things. Bala 9 o'clock, mu ñoo joxe dépasse. So koko soko ne togal kër pour gina. Lala mo leka. The relief aid bu ga don joxe, they've squandered it. They've distributed all the rice and legi bobu jeexna. Legi fu ñoo amé xaalis to procure another one pour jox nit ñi. So that's a problem. When it comes to ñu argue ne virus bi du dox guddi. But nit ñi ñoo de yóbbu virus du doxal boppa nit ñi ñoo ko de yóbbu. So the guy is 24 hours like and the virus has the potential to be spreading within in 24 hours. So you want 8 hours from that 24 hours, at least then one spread a bit. There is no certainty that it can reduce the spread drastically. But it's not bad trying and see and monitor the 21 days. To what extent has it really helped? This to help na len. So it's based on best practice. Def nañ ko. Nigeria def nañ ko, South Africa def nañ ko, Senegal def nañ ko. Some countries did it, and we've seen the results are at least a bit better. We are not saying it really helped stop the virus, but at least mun na help in the spread of the virus, because that from 8 to 5 or 8 to 6, that's 7-8 hours. At least that time there'll be no spread if everybody stays at home. And that time, more time, people don't even need to go out because then nothing happens. So then the following day, spread dinner obviously because people have to move, but also so the coffee is complementary. It's not like we are going to rely only on the coffee. The coffee complements the other measures pour ñu mëna arrest the spread of the virus. Moy lan social distancing, because fekkee da nga def coffee bi rek defuñ social distancing di folé bi time sam coffee amut. Then there's no point for the curfew. So the curfew is one of those measures you add to the existing measures to help arrest the spread of the virus. Moylan, curfew bi dina am. Bo nonu dinañ mëna help at least stop the spread by let's say 2 or 3%. But at the same time, time some curfew amut tamit, you still have social distancing, plus you avoid crowds. For hamne crowds move for buñ allow crowds. You stay at home if you can. Hamle ñu bari they cannot because they have to go out because they must go out. It's out of necessity. But comme hamne amlo sola ci biti togal sa kër. Xalé yi télen ci kër yi. Nañ bay di dem ci football fi bi di play wala di wor ci mbéda bi for no reason. Nañ tok ci kër gi. Plus ñu sol suñ masque suñ génné. Su fekkee ne dañ wara génna wara dem bank wala marché nañ sol masque. So this plus the curfew, they are complementary. Yi ñoo mëna dimbalé pour ñu arrêter. So curfew bi rek mëna ko stop. Social distancing mënu ko stop. Mask mënu. It's a combination of all these measures. Yoo xam ne moo ñoo mën a help su fekkee ne every week su fekkee ne yi amutoon every week 100 cases la ñoo am. At least with all this in place, every week nañ ko reduce to 70 or 60. At least nañ mën a save 40 from infecting the virus. Yeah, li nga wax moom dëgg la waaye even with coming back to the timing of the curfew, ñu bari argue nañ ne as you said 10 o'clock by 5. Most of the time sax ñu bari ñu ngeen nelaw, so that's not the time boo xam ne sax ñu ngee wàññi transmission dina wàññeeku, but it won't be that significant because boobu dafay fekk nit ñi sax tëdda nañ tamit. So moo tax ñu bari doon suggest ñi ne even comme Sénégal I think they did 5 o'clock and gis nañ ne boobu amoon na njëriñ torop, even though nag ñu ngi doon doo rek ak yooyu. It comes back to discipline bi ñu wax. Mention nañ fi mask, which is a very important tool boo xam ne at the collective means of stopping the spread si la boka. Okay, am nañu wa argument ne waaw naka lañu government di lifine di ñu santé masque te joxuñu masque, but I think ne nit ku nekk tamit war nga mëna jël responsibility si sa health. Den ñeneen ñuy argue ne déedéet waaye du fi na jël responsibility si health am koo xam ne amul lum lekk sax amul njëgi masque sax mun nga koo ñaw sax mun nga koo defar. Am nañ different means and ways of people to get masks. Te ñi nga xam ne sax ñu ngi jaay masque for example $50 te julli bi passé na I believe ne ñu bari suy benn mbuba sax jëna nañ ko, benn hair bow jëna nañ ko. So I think with this mask nit ñi war ñoo toog di xaar government jox leen masque. At some point we need to take responsibility as well. ñu jënda masque xam ne lii nii man la moo sowee man ak sumay njaboot, because su dee government la you ask yourself kan mooy government, because su dee nga ne président bi pour yow nga gis ko jafe na de, kooku mu ngi toog mun na moo tëju si néegam at kenn du ko gis. So yow soo bañee sol masque soo fan ngaa demuloo si président bi de demuloo State House pour wala ko de si sa kër ngaa ñëw. So ñun ñi nga xam ne koo xam ne yaa ngi seetaan collectively dëgg la $50 su dee moom la masque di jaar
yow soo ko amul sax koo ñaan $50 dina la ko may because fii ñu bari ngi wax ne awma njëgi mask suñ buggee su dee xale jigéen la suñ buggee fix nails am na ñu ñoo dem xam nañ ku ñoo dem ñaan 300 pour fix nails am nañ ku ñoo ñaan 500 pour fix hair so nañ leen ñu jël responsibility ñun tamit ba pare wax nga fi ne si ñu ngi donate ay masques te xam naa ne du ñàkk dina am yeneen groupes yoo xam ne ñëpp dinañ jóg di donate ay masques waaye until then ñun Gambian si ñun tam collectively nañ leen ñu jël responsibility te xam ne ñëpp wax nañ ko yow wax nga ko keneen ak keneen wax na ko lii du responsibility government rek because the life you save as I keep saying maybe your own life so loo am pour wax si ñi coone government ko waaye ñaari mbir moo fa nekk benn mbir bi mooy ne ñun ñëpp we have to take responsibility because suñ ne government ne ñu sol mask compulsory sa own safety la so ne government soo gisee there is a law ne soo dawal nga put on sa seat belt it's for your own safety understand so suñ ne solal mask it's for your own safety soo ne government jox ñu mask ana soo dee government moom dañ laa suulta ñu fàtte la but at the same time then understand na ñoo xam ne ñuy wax ne they cannot afford it because times are very hard. That's where we come in. That's where leadership comes in. That is where corporate social responsibility comes in. All these GSM operators on a daily basis, see credit, see data. Then tamit contribute because if I can dañoo mask. Nini tamit ñoo xam ne mun nañ ko support at least dina mun a solve situation. Imagine Africell donating 500,000 masks. Africell Youssou Ndour dafa ñëw fii nii guys pay millions to move player askan wi. Not everybody is going there. So now this is a national crisis. Africell, QCell, Comium, all these big corporations in the Gambia. Kuneka so contributed 10,000 masks. At least loading them a long way to help the population. So like everybody, it's a collective responsibility. Not everybody general mask munga ko general sa bopa. But ñu xamne munuñ ko. They are vulnerable tamit. Ne ñoo xamne ñoo nek in positions of power te am nañ ko ñu support. That is where we come in. That is where business comes in. That is where political parties come in. That is where individuals ñoo xamne am nañ xaalis come in. Ku nek lo mun 500 masks la 200 masks la. Then ñu am while lu ma doon xalaat mooy tamit there should be coordination. Yeah. Even though political parties want to do it on their own to distribute the masks, but if there was coordination, we have a kind of, we pull all our resources together going towards the mass distribution, and then we have a coordinated mass distribution process. But there are mass distribution centers. Kuneka dinga am fanga mona ame mask. Henya zones yo hamne areas yo hamne kufada dinga fa am bena mask nga sol ko sama surile whatever. There must be something behind it. Right now we don't need more to work together. We need to be working in unity, in unison. We don't need to be having our efforts duplicated. There's no coordination. But if we are able to come together, business, community leaders, political parties, government, we coordinate. We have at least a system behind then you pull all our resources towards distribution, procuring and distributing of masks. So when you have nakala everybody, I think that will go a long way to help. Yeah, that's true. Just balanyo wrap-ups and not only masks, hand sanitizers as well, because neku ne has to be pompe if neka lañ neka ak saabu yoyu. So suñu amé mechanism and ways yo xamné tam hand sanitizer dinañ ko mëna joxé nga xamné nit ñi dinañ ko carry along so duggé ibé bunti moto nga la sa hand sanitizer lolu is very important because hand sanitizer yi mom dafa disinfect. So lolu tam war na nek lo xamné yépp part of the response mu nek lo xamné dinañ ko xol. So foog naa nag docteur waxtaan bi neex na am na solo waaye ñu ne lu nekk rek dafa am fu mu ne am and tey moom kontaan naa torop because liñ nekk di dafa mel ni ñun Kër Fatou rek ñun tamit ñu ngi béy suñu waar ñu ngi waxtaan waxi corona because suñu plateforme lañ am ñu xam ne si plateforme bi nit ñi dinañ ñu déglu suy benn nit sax di nga mën a save one life so mu nekk loo xam ne te gis nañ media house yëpp tamit wax dëgg ku nekk yaa ngi béy sa waar ba pare tam another thing gis nañ prominent people ñu ngi come out di wax about sensitization loo xam ne dafa important because lii yëpp awareness la sensitization because dafa am ñoo xam ne nit ñi dañ leen di déglu mu am ñoo xam ne nit yi dañ leen gëm mu am ñoo xam ne nit ñi dañ leen def ay role model so tamit ñu ngi wax ne koo xam ne yow xam nga ne am nga following bu bari koo xam ne xam nga ne nit ñi dañ la di déglu nit ñi dañ la dee toppa ñu laa ooj suy benn 30 seconds sax nga mun a ñëw wax ne wear your mask use your hand sanitizer wash your hands social distancing ñu mun a def loolu ñu encourage lii has to be a collective effort. It has to be a collective responsibility. Then you ñëpp together yàlla aar ñu lii génneel ñu ko so ma bëggoon a xam rek tey what are your last words and what do you have to say to the populace?
Well, just quickly, Rek, I was telling you about our 10-point plan. Yeah, okay. If I can just go through it quickly, in English though, if you don't mind. No So what problem. we suggested a 10-point plan to fight COVID-19 because we believe a CA government would not have let things escalate the way they have escalated. But since this is the case, and this is where we are, these are some of the things that we would have done, and we are offering them as suggestions to the Gambia government. They are free to adopt some of all of it and implement on their own. We are not asking for any credit for it though. We are also ready and willing to assist them if they need our assistance at the CA level. So number one is to take the virus seriously. Accept that COVID is real and give it the due attention it deserves as having the potential to wreak major havoc in our nation. We cannot impose a state of emergency in parliament while we continue to campaign, hold and attend other events on the side. This is an emergency. The citizens will follow your lead, obviously. So if they see the government behaving recklessly, the citizens also will not take the virus seriously. The second point is to ensure that our frontline workers are properly equipped with the necessary PPEs to protect them, obviously. Doctors, nurses, and other healthcare workers are our most important resources in this fight. Without them, we are doomed. Number three, to compensate our frontline workers for their service and the additional risk they are exposed to. Number four, to allocate resources for additional emergency hospitalization facilities, build new tents, beds, and etc. Number five, properly restrict movement of people across borders. Gambians who insist on coming home for no emergency reason shall be responsible for the cost of their own quarantine. Number six, invite the opposition leaders, business leaders, and clergy to help because this is a war we will win only if we are united. We welcome their ideas and join hands, especially in sensitizing the masses. We must put all differences aside. Number seven, masks for all campaign, mandatory masks in public spaces. And number eight, a compassionate community-driven lockdown and curfew that is not based on imposing and beating people, but that is compassionate and that is understanding. So what we are saying here is that get people to understand why the masks. If you tell people wear masks, it's good to tell them why it's important for them to wear masks so they can take it seriously. Once the people do that, they will take ownership and participate willingly. No need to have soldiers beating and harassing citizens. The key is to have a compassionate approach that takes into account the difficulties our people face daily and to ensure their daily feeding are met while we ask them to participate in fighting COVID. Number nine, food assistance to those who need it, obviously, in a transparent, sustainable manner. And number 10, and the most important, sensitize, sensitize, and sensitize. So these are our 10-point plans that we offer free to the government, not only the points, but also we want to help. We have a lot of expertise and we want to work together with all the political parties across the political divide, religious leaders, community, businesses, every well-meaning Gambian. Even the media, you play an important role. Look at this program you are doing now. You do these programs on a daily basis, educating the population about the importance of respecting the precautionary measures prescribed by the WHO and the government. It's about our lives. Because the next person who contract virus be Mureko, it could be my grandmother or my mother or my sister or my brother. Liba it can. So everybody's doing a good job. We are expressing our condolences, deepest condolences to the families of those who lost their loved ones in this fight against COVID-19. The frontline workers, the healthcare workers, people who are out there, the security officers putting their lives on the risks in this war zone. We say thank you, we say thank you, we say thank you. We cannot pay you. Halis bu ñu wax ni moy compensation, it cannot pay them because so de amulo kër sa family si ren la ñoo de kenn du leen faale fi Gambia loolu la ku dem rek jeex na tak. So fu mu nekk nii ñooñu noonu ñu ngi sacrifice in life. Léegi dama dee toog ma xool Red Cross, they are going to be burying nit ñi dem si këri nit ñi. I was like man duma def lii. No, I love the Gambia, but man I'm not doing this, but these people are doing it. Ñu ngi dem këri ñoo xam ne am na ku fa de yaa ngi risk sa life with no pay. So I think we should really thank the frontline and respect them. Ñu bàyyi di leen harass lu ñu wax ñu def am na ñu dee ñëw nga leen a jaay doole suñu laa waxal nga leen a jaay doole ñu respect frontline workers yi ñu xam ne ñii they are here for us. Mun nañoo bañ ñu toog seen kër ne duñ liggéey danga leen a force doo leen force
so waa ñun ñëppay dee so we have to respect them so ñu ngi jàlla ñoo xam ne ñoo lose seen loved ones yi ñu ngi ñaanal ñoo xam ne ñoom ñoo am virus bi ne please get well soon speedy recovery suñ sañoon at Citizens Alliance billahi wallahi kenn du am feebar bi Gambia te kenn du si dee tamit suñ amoon doole bi waaye yàlla def na amuñ doole bi waaye luñ mun mooy ne ñu isi matuwaay yoo xam ne pour nit ñi fagaru pour ñu gis ne su fekkee ne sa téeméer a waroon a dee at least ñaar wala ñetta dee de ñu si dee suñ léegi mun leen a siir ñu save seen life si so affaire si loolu la ñu ngi ñaanal ñëpp ñun mi nga xam ne amaanguñ ko nag maa ngi leen a ñaanal yàlla bu leen ko am yàlla virus bu mu leen xam bu mu leen xaamee bu mu leen ràññee ba pare mu nekk virus boo xam ne tamit bu mu leen jege sax waaye tamit yéen tamit ngeen jël matuwaay yoo xam ne yooyu ngeen war a jël ak ñun ñëpp ak man miy wax ak yow mooy ne añ sol suñ masque yi fu ñoom mun di dem soo nekkee si biir moto sax parce que comme ni ma la ko waxee gestukat yi ñuy gestu virus bi ba léegi xamaaguñ sa virus naka la moo transmission ndax airborne la ndax du airborne waaye yëpp jaru yëpp ñun buñ fay loolu ku nekk daal foo mu nekk daal solal sa masque day raxas sa loxo jël hygiene measures ba pare foo xam ne crowd moo fa nekk mbooloo su fekkee ne waruloo faa dem bu fa dem te ñu avoid mbooloo tamit ñu jël responsibility nag ku nekk ni nekk a leader in times of crisis we need leaders du benn leader we need leaders at every level we need a leader at the house si kër gi kuy wax xale toog leen kër kuy wax nit ñi def leen lii ak lii solal tamas balaa ngi we need leaders si car park si marché yi si mbedda yi si even van yuy daw we need leaders koo xam ne dafa ñonel ana sa masque mu gis la si van nga duga sol mu ne ana sa masque génneel nga sol sa masque we need leaders at every level religious leaders yi nañ step up ñun ñëpp we are Muslims we want to pray but let's stop encourage wax ne na ibi jàkka na ku nekk dem julli si jàkka bi te foofu la affaire si te fu mu nekk ne maa ngi gis un trend boo xam ne imaam yu bari ñu ngi ko contract so nañ jël responsibility lii is a real disease nañ jóg ñu put every politics aside every personal interest aside et pare tamit ñu nekk di sàcca xaalis si covid ne nañ wàññi sàcca nañ bàyyi sàcca covid xaalis si covid 19 bi nañ bàyyi sàcca bi xaalis pour askan bi la pour askan bi nañ jël xaalis dugal ko si askan bi dugal ko si frontline workers yi kon maa ngi sant yëpp di gërëm di ñaanal réew mi nag di ñaanal réew mi yàlla jàmm sax si réew mi ba pare feebar bi daal to be honest fu mu nekk nii sona nañ na dem fu mu jógee bu mu fa dellu saade bu mu dellu China de na disappear rek from the face of the earth na dem soo waan ñu mën a continuer def lu ñoo def jërëjëf Oli jërëjëf Ismaila Dr. Ceesay lañ am fii bi nga xam ne he's the interim secretary general of the Citizens Alliance Party sa 10 points yi nga wax nii mu nekk loo xam ne xam naa ne du ñàkk government ñu ngeen seetaan te as you guys have said there's something that they can use so they don't have to use all 10 points mun nañ faa jànga jël dara ñu use ko yëpp because collectively is for the population collectively is for waa Gambia so ba pare nga wax fii wax yu important ñu wax la jërëjëf rek si oo biñ la oo tey nga ñëw because wane nga ne yow am nga sa réew at heart lii pour Gambia la saa yi tey lañ la oo around 1 o'clock 1:30 nga ne pour Covid dinaa bàyyi lépp lu ma def ma ñëw so ñu ngi laa wax jërëjëf si loolu ba pare wax nga fi leneen lu am solo tamit mooy GSM companies yi nañ seet every institution nañ seet seen corporate social responsibilities yi ñu seet naka la ñoo ñëwee together collectively ñu liggéey si xeex bi nga xam ne moom lañ nar a xeex Covid because Covid is real am na ñu bari ñoo xam ne soo waxee ñu ne su yàlla ne dama dee rek si laay dee loolu dëgg la yàlla kum ne sa waxtu jot na waaye yàlla yi ba tey moo ñu wax ne nañ moytu nañ defee nii so lii dafa nekk loo xam ne lu am la nekk loo xam ne dëgg la te nekk loo xam ne du discriminate so ñu ngi urge everybody kuy seetaan koo xam ne yaa ngi seetaan soo delloo sa kër ak sa waa kër nga wax leen ne nañ toog nañ génn suñ waree génn nañ sol masque nañ raxasu suñ loxo yi ku si am hand sanitizer nga use ko nañ leen ñu moytu daal unnecessary génn beeg dajaloo beeg seetaan beeg loolu yëpp mun nañ ko moytu ba seet jàngoro bi fan la moo demee at naka lañ ko fankanta di ñaan yàlla rek képp koo xam ne ñàkk nga si sa bakkan ñu la wax yan nga xippe ajana di ñaan ñi nga xam ne ñu ngi ko am right now yan na leen yàlla may wér bañ mun a jóg delluwaat si seen njaboot après ñuy urge government rek tam pour ñu xoolaat bu baax a baax suñ health workers yi ñu xool bu baax a baax the state of our hospitals right now because foog naa loolu moo kii because fu nekk ni ku feebar si lopitaan nga war a dem pour at least ñu mun laa monitor to a certain level comme ñi nga xam ne ñu critical so ñuy urge government right now rek pour ñu step up with regards to suñ hospitals yi if it means ne dañoo create centers yoo xam ne we would use ñu def loolu so ñu ngi laa wax jërëjëf from Kër Fatou képp koo xam ne yaa ngi seetaan rek ñu ngi laa wax jërëjëf it was another episode of Let's Talk COVID and thank you jërëjëf